jàmmi borom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw amba ba mu bari suñu jógee 2STV ak TFM dañuy dellu soit fii ci des médias suñu nee des médias suñu xel yi day dem ci Bougane Gueye Dany président mouvement gëm sa bopp xam ngeen ni que ay fan yu ñu génn weer yu ñu génn diggante des médias ak impôts et domaines tàng na lool ginnaaw bi coowal redressement fiscal jubee seen diggante muy kii di groupe Bougane Gueye Dany waa impôt yónnee ko ay redressement fiscal ba noppi tëj ñaari comptam xamal leen daf leen war a fay ci ay milliards ci sociétés yi nga xamante ni kii di Bougane Gueye Dany yor na ko ginnaaw coow loolu bu mu amee yaakaar naa ni que Bougane si boppam def na ci ay sorties yu bare ba gannaaw récemment bi mu nekkee Paris ci plateau Ndoumbelane bi ne Aïcha doon animé foofu ca Sen TV kii di Bougane woote woon na téléphone génnee ay kayit ne moom fay na impôt yorolul état dara li jaaxaloon askan bi nag mooy naka nga mën a fay impôt ba noppi yorloo état bi dara ñu tëj sa compte indil la ay redressement fiscal coow loolu di continuer ba ministre du budget Abdoulaye Daouda Diallo defoon benn sorti moom it ne kii di Bougane Gueye Dany dafa am liggéey boo xamante ni impôt da koy def su dee moom d'accordul day dem ci njiital impôt bi mu ne ko li ngeen ma indil de man d'accorduma ci kooku tranché même kooku su tranché su d'accordul su ko neexee mën na ñëw ci ñoom kilifa ji ministre des finances wala mu dem tribunal déposer ji requêtam ba tribunal acté mais loolu yëpp gis nañu amul ginnaaw bi redressement fiscal yi amee boobu ba tey Bougane Gueye Dany jéemu ci dara demul seeti directeur des impôts pour contester demul seeti ministère des finances pour contester demul porter ji plainte fële ci juge pour contester lenn lay utiliser ay canaux médiatiques am maanaam jàpp ni que acharnement la li mu dugg ci politique moo tax Macky Sall bëgg ko saax-saaxee bëgg ko salfaañee muy benn kàddu boo xamante ni lëmbe woon na dëkk bi mais li ci bees maanaam mooy altine bi ñu génn dañoo xëy ay 7 heures bi ñoom Ahmed Aïdara doon def seen tës ñu jékki-jékki coupé lépp ndaxte nee nañu ay huissiers ñoo fa ñëw ànd ak ñetti camion gendarme pour dugg ci biir seen TV xayma seen matériel bi fa nekk ginnaaw loolu bu mu amee nag ñu coupé programme yëpp jël événement bi def ko ci huissier de justice yoo xamante ni dañ ñëwoon pour xayma seen programme gis nañ ci nag ñu bëri di woote yenn politiciens opposants yi ku ci nekk di woote di joxe sa xalaat ci biir joxe sa xalaat boobu sax waa Zik FM dañu ubbi woon rajo bi ñoom it pour ñu joxe seen xalaat ku ci nekk di wax première intervention biñ ci njëkk ràññee maanaam ki njëkk dugg pour joxe xalaatam bi mu duggee dafa dal ci seen kaw commencé dugg dal ci kaw Ahmed Aïdara mais ginnaaw loolu gisuñu fa démocratie ndaxte waa ji si boppam mantulaay daf ko araftu bi ñu ko araftoo ba noppi Ahmed Aïdara ñëw jël ko ñu mujj ko coupé ginnaaw loolu bu mu amee nag coow li bari ci biir dëkk bi comme ni ma leen koy waxee ñun askan bi moo ñu fi tax a toog ñun askan bi la ñu bëgg a leer la lépp loo xamante ni am na nee naa leen journal People lépp loo xamante ni manipulation la mbaa mensonge jógee ci ay politicien mbaa jógee ci ay homme d'affaires bëgg a utiliser askan bi pour souffrir seen bopp victimiser seen bopp pour ñu yërëm leen alors que ñoom ñoo nekkul ci dëgg ñun fii ci journal People dañu koy leeral comme ni ma koy waxee rek man Tange Tandian je suis là pour rétablir la vérité et lutter contre la manipulation bañu ma si nag joxe naa suma bakkan addiya Serigne Saliou Mbacké ngir défendre lépp loo xamante ni dëgg la bi loolu amee li njëkk a jaaxal ni muy première question bi ñuy posé huissier bi ñu ñëwee ànd ak ñetti auto gendarme dañ ko def événement def ko coow mais lu tax huissier bi ñu njëkkee ñëw ñoom kese ànduñoo ak gendarme ba ñëw ci buntu des médias pour def seen liggéey ñii di waa des médias dañu avertir Bougane Gueye Dany ba ñu avertiree Bougane Gueye Dany Bougane Gueye ne tëj leen buntu yi bu fa kenn dugg bi mu waxee loolu huissier yi jëlaat seen ay bagages dellu dem seen yoon moo tax bi ñuy ñëwaat bi yoon bañ loolu dal leen moo tax ñu ànd ak ay gendarme huissier yooyu dañu nekkoon ci seen liggéey ndaxte chaque jour ñu gis huissier dem fenn pour saisir wala xool wala constater wala indi la notification loolu c'est pas la première fois du tey lañ ko fi mës a gis yàgg nañ ko gis ci dëkk bi wàllu redressement fiscal aussi yaakaar naa ni du des médias kese lañ ko njëkk ko yónnee yaa xam mbay toog na fii ci télé ne man journal Soleil laa yor muy journalu état yëndil nañ ma ay redressement fiscal mais bañ ma ko indee dama jaar ci yoon bi négocier ji def moratoire ñu ne ma nii nga koy fayee ma koy fay ba mu mat et pourtant Bougane Gueye nanguwul jaar foofu muy loo xamante ni tey dañ ko doon souligner lu tax waa huissier yi indi foofu ay gendarme ndaxte njëkk nañu ñëw foofu ca bërëb ba Bougane ne tëj leen buntu yi bu kenn dugg ginnaaw loolu nag si la ñu delluwaat dem seen ay kilifa ñi yebal leen ay gendarme yu tamit du dara c'était pour éviter ay incidents muy première chose boo xamante ni remarqué nañ ko ci lundi boobu ginnaaw nag wàllu redressement fiscal yi gis nañu kii di Bougane Gueye Dany yëkkati ay këyit ne moom fay na impôt fay na lépp mais Sénégalais yi foog ngeen xam ni que redressement fiscal am quitus fiscal taxulaa fay impôt
am quitus fiscal kese taxulaa fay impôt man nii di wax ak yéen am naa quitus fiscal mi ngi nii ngeen di gis moom laa leen di woon taxut ma fay impôt quitus fiscal nag tey soo ko amee ça dépend ci sa déclaration inspecteur impôt et domaine yàlla may na leen doole état jox leen doole ba nga xamante ni lépp loo leen déclaré mën nañ la facturer ci loolu mais ñoom it am nañu sañ-sañu saytu ndax li nga leen wax dëgg la wala du dëgg su dee gis nañu li nga leen wax du dëgg si lañ lay indil ay redressement fiscal kon gis nañu ay déclaration yu Bougane defoon yu bëri méngoowul ak li Bougane waroon déclaré moo tax ñu yónnee ko ay redressement fiscal ci biir loolu gis nañu nee nañu kii di président Macky Sall dafa ne woon baal na bépp entreprise de presse lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu impôt ci atum 2020 ginnaaw bi ñu génnee ci mbas mi ginnaaw bi président Macky Sall waxee loolu gis nañu kii jiite CDEPS di Mamadou Ibra Kane maay conseiller national des diffuseurs de presse du Sénégal ñëw xamal ni que Macky Sall wax na ko mais ci wax rek la yem ndaxte boobu ba tey amul benn commission boo xamante ni teg nañ ko amul benn entreprise aussi boo xamante ni bind nga lettre de grâce yóbbu ko foofu pour ñu mën la ko baal donc loolu nañ jàpp ni du lu ñu appliqué gum ginnaaw bi ñu waxee loolu tamit Bougane Gueye si sorteem dégg nañ ko nee na bi Macky Sall di naan nañu baal moom dafa ne soxlawul ku ko baal Bougane moo ko wax soxlawul ku ko baal muy première déclaration boo xamante ni waxoon na ko comme donc neer na moom soxlawul ku ko baal suñ ko indisee redressement fiscal bu ñu utiliser waat baal boo xamante ni Macky Sall indi woon na ko ndaxte dafa mel ni dafa avancé woon ba pare mu bëgg a delluwaat ginnaaw parce que li mu wax ak li ñu gis du benn ndaxte inspecteur des domaines génn na nee na entreprise bu ñu indi redressement fiscal am nga sañ-sañu contesté nga ne lii d'accord uma ci mais da ngay jaar ci directeur des domaines soo demee ba ci directeur des domaines mu saytu leen xool ni que ndax ay inspecteur am ñoo nekk ci yoon wala yow yaa nekk ci yoon su dee ay inspecteur am ñoo nekk ci yoon mu ne la ah diw samay inspecteur ñoo nekk ci yoon su boobaa yow am nga beneen recours boo xamante ni mën nga ko def muy si juge ba kii yombalal la ko muy Abdoulaye Daouda Diallo du ministre des budgets invité la ci benn débat télévisé pour ngeen leeral nga ne ko administration des médias mooy toog ak yéen man su ma toogee ak Macky Sall dama koy wax banditisme financier bi fi am dama koy wax banditisme bi am ci wàllu agriculture banditisme taxes yi am marchand ambulant yi war a toog te am et pourtant cité woo banditisme bu am ci redressement fiscal yi war a déclarer 100 millions nga dem déclarer 50 millions donc loolu redressement fiscal day ñëw loolu tamit ci banditisme la bokk te faral nañ ko di ko gis ci secteur privé bi du question ni que secteur privé bi dafay créer ay emploi rek secteur privé bi dafay utiliser ay nit ba war a lu ko neex mu def ko ndaxte képp ku nekk ci Sénégal ngay liggéey yor société yor entreprise di def profit da nga war a fay impôt ndaxte impôt boobu mooy dellu soit ci askan bi ndaxte impôt boobu soo ko fayul dina am ay manquement yu bëri ci askan bi te tey bi nga duggee ci politique ak sa mouvement gëm sa bopp yaa ngi critiquer lu bëri loo xamante ni et pouvoir bi mi ngi koy def te loolu ngay critiquer ci pouvoir bi mi ngi koy def amaana est-ce que yow sa loxo nekku ci démb est-ce que tey du loolu ngay wone donc muy benn fait boo xamante ni marqué na ci semaine bi ginnaaw loolu gis nañu kii di Bassirou Diomaye Faye nekk foofa ci inspecteur impôt et domaine def benn sortie ak Maïmouna Ndour Faye nañu déglu Bassirou Diomaye Faye lan la wax. du kenn kay Bougane la. waaw notification bu mu la jox il y a 4 inspecteurs et un contrôleur qui l'ont signé 4 inspecteurs et un contrôleur qui l'ont signé mu singale ci kenn parce que bëgg na ko taqaleeg pouvoir bi saaga ko fii Sénégal yëpp di dégg mu ne ko xel bu la tooñee da nga koy jéggi duma bàyyam on ne peut pas allègrement insulter comme ça un agent des services publics koo xamante ne fu ñu ko yóbbu sax tànn la fa boppam dem benn inspecteur mënul yeewu jóg dem ne da ngay vérifier une entreprise publique c'est pas possible donc kooku mu wax loolu daf ko tooñ jusqu'à là d'abord man je fais partie du comité de programmation des vérifications dossiers yi ñuy retenir en programmation inspecteurs yi di vérifier kenn xamu ci dara ils font des propositions de vérification de dossiers comité de programmation bi qui est diversement composé décide des dossiers qu'il faut programmer en vérification bu ñuy retenir que tel dossier dañ ko war a vérifier c'est leur chef qui désigne les inspecteurs qui sont dans la mission bu ñu fa demee gisuñu dañu la wax ne gisuñu te génnee na fi notification d'absence de redressement waaye nag bu ñu gisee mënoo di yuuxu di saaga ba xëyoo xanaa nga jaar foo warte jaar mu siiw du jàmmi borom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw am ba mu bari